yaa ngi mel ni ku ñu tànn ci seen biir jagleel ma. maa lay fay de. tur bi ak sant bi. Sadibou la Sadibou. Sadibou yow yaa yore dibiteri bi. bu leer. naka nga gisee liggéey bi couvre-feu bi 21h ndax nit da daan jënd dibi ba 2h du matin. baaxul couvre-feu amul njëriñ. ñun dèjà ñi nga war a liggéey mënuñoo liggéey Macky Sall wax na ba bàyyi waxul jaaykatu yàpp. ñu ngi lijjanti suñuy problème sottiwul ñu indiwaat couvre-feu. daf ñu toroxal. Macky Sall moorul. dëmm la day lekkee. waaw loolu dong laa mën a wax waxuma leneen pour sa caméra yi. tur bi nan la tey. man El Hadj Sagne lañu wax. El Hadj Sagne ñu fekk la sa biir place ngay daan sa doole di liggéey naka nga dundee confinement 21h bi ak lan la nar a yàqal. waaw confinement bi nag soo xool benn instant moom benn mal nécessaire la quoi lu mënta ñàkk la. d'une part dana am lu mu yàq waaye du ñàkk nag lu mu defar parce que soo xoolee comme nee nañ affaire bi day yokku. te jamono ji daanaka ku nekk day jéem a sauver boppam nee na vaccin bi mu ngi ñëwee tout ça mais yàlla dogal na comme léegi ñu respecté barrière bi daal jéem a limité moom moo gën quoi. dëgg la ndax affaire masque yi yaa ngi koy respecté ba képp kuy ñëw di retiré mbaa di lii dina takk ay masque mag yi. waaw masque yi waaw ñu ngi koy jéem a appliqué nag mais du ñëpp quoi des fois am na ñoo xam ne ko day jéem a kii négocier ak ñoom pour ñu koy takk quoi mais du ñëpp nag. Seynabou Samb Seynabou naka nga gisee couvre-feu bi 21h bi ñu joxe waat. ah xanaa métti lool. métti lool parce que ñun ñii yëpp man mii di wax 5h du matin lay jóg. damay dem marché poisson jóge fa ñëw di jaay ndugg fii léegi boo naree jóg 6h xam nga demos li nga waroon a def yëpp doo ko mën a def. parce que da ngay naaje. moo tax ma obligé ni maa ngi nii xoolal sama doom yi laa yóbbu nii dem ak ñoom marché dem uti sama ndugg pour comme ça suba ma bañ a naaje samay clients yi parce que xam nga xale bu ñu naree dem jàngi ñu dara ñëw balaa ñi ngay togg ak añ ak yooyu balaa ngay ndugg nga ñëw fii da xam nga da ngay naaje te nduggukat yi mënuñoo xaar heure boobu il faut que ñu mun ñoo jàppale ñi xool neneen nañ ko duñ ko mun a defee parce que affaire bi dafa xaw a metti parce que nit ku nekk ñun lii loolu moom la ñu am moom la ñu ut pour suñu kër pour suñu njaboot bi. dëgg la waaw kay loolu dëgg la kon daal metti na loolu. mais ndax masque yi ñu leen wax ak gel yi ndax yéen a ngi koy respecté. waaw ñu ngi koy def moom. ñu ngi koy def macha allah ñu ngi koy def. ah kon yàlla baax na kon dina baax incha balaa ñu fay dugg sax boo takkul masque doo fa dugg. dëgg la boo takkul masque doo fa dugg. balaa ñuy wax ay waxi couvre-feu ak yooyu. nañu xool tataay yi nu ñuy yebee nañu xool marché yi nu ñuy def xoolal tataay dañuy tàncaloo bay bëgg a dee ñuy wax waxi couvre-feu balaa nga wax couvre-feu nga xool tataay yi nu ñuy yebee xool oto yi nit ñi ni ñuy tàncaloo looloo gën a metti dëgg la ah nit ku nekk da ngay xool rek nit ñi yëpp dañoo njaboot noonu la rek fii nag Saalu taekwondo la mu ngi tudd Ousmane Boun Affan turu jumaa ji donc bu cosaanoo depuis 2011 samay daanaka premier élève mooy imam ratib bi El Hadj Baba Gaaj ak Naayam yeeg Bilal yeeg ñëpp albitu ko ensuite ci seen i njaboot waaw seen i jarbaat seen i doom depuis 2011 ba léegi macha allah ñu ngi fii waaw léegi nag pour répondre ci question bi depuis bi pandémie bi amee ba léegi waaw ci pandémie boobu laa bëgg a dugg sax doguma la naka nga gisee couvre-feu bi 21h ak salle taekwondo yi dañ daan liggéey ba 21h 22h léegi da ngay préférer liggéey 15h 16h wala voilà effectivement c'est une très bonne question tey rek pas plus tard que ce matin maa ngi jokkoo ak yenn parents yi via WhatsApp pour informer leen ne leen dina am réaménagement ci horaire d'entraînement yi ndax kilifa réew mi ginnaaw jën la dogal faaw ñu respecté ko ñun nag terewuñu toujours ñu ngi mën a suñuy activité club bu ci nekk nag est appelé à s'organiser de sorte que xale yi dina ñëw tàggatu waaye aussi bu heure wàcc jotee ñu dem balaa couvre-feu bi tàmbali loolu nag ci lañ nekk nii ñu ngi respecter les mesures barrières gis ngeen fee ci ginnaaw kii baa ngi foofu ci la ñuy raxasu les mains ñu ngi indi gis nga leen aussi ñu ngi takk seen masque ba pare gel baa ngi fii donc en tout cas daal toutes les mesures sanitaires exigées par les autorités sanitaires ñu ngi ci góorgóorlu rawatina nag tey bi nga xamee ne tey kilifa réew mi jël na kàddu te pour askan wi la pour aar suñu bopp la aar askan wi ñun mënuñu loolu ànd ko rafetlu waaw donc nag li ci des nag
mooy club bu ci nekk da ngay organiser waat seetaat sa doxalin pour que bu heure bi jotee nga libéré xale yi bala leen fi couvre-feu di fekk loolu daal moom ci lañ nekk nii macha allah. Maam Saliou macha allah Maam Saliou Sall macha allah tur bi sell na Maam Saliou ñu fekk la sa bërëbu liggéeykaay ñu gis ne yaa ngi jaay yàpp yàpp sax kenn du ko wax ndawal yaa ngi jaay ndawal ma gën ko rafetal naka nga gisee couvre-feu bi 21h. couvre-feu bi de xam naa ne moom ñuy jaay guddi moom seen job dina yàqu moom ñun ñuy jaay suba gi moom xam na leen jaay ba 8 heures ñu wàcc waaye ñuy jaay guddi gi moom borom sandwich ñoom seen job moom du bàyyi ko normal waaw macha allah ndax masque yi ñu wax ak gel yeeg yooyu yëpp ndax yaa ngi koy respecté ci biir place man moom fukki li ma yor ci masque yor naa lu ma fukki masque juróom damay takk masque rek bu tilimee ma sànni takk beneen masque yor sama gel waaw di ko laalal sama client bu ñëw ma ne ko laalal gel dëgg la waaw ci loolu laay dox moom dëgg la macha allah ndax ni nga daan jaayee avant couvre-feu bi ak bi couvre-feu bi di am ban changement nga ciy gis ci sa bopp wala amoo benn changement sant li lay af njaay mi gën a dox ndax gars yi dañuy bëgg a teel a jënd dem dallu ji affaire yooyu noonu quoi waaw ni dem teel a jënd teel a dallu ji waaw mën a noppalu waaw def lu buur santaane rek loolu lañ ci lan leen nekk waaw dëgg la lan ngay wax ñi nga xamante ne seen liggéey dafa guddi maanaam ñiy liggéey ci boîte ñiy liggéey resto lan nga leen di wax xanaa ñu rek saa ñu dem rek def li buur santaane rek ku sant bañ sant nangu quoi am na ñoo xam ne kenn du xëccoot ñoom dëgg la du dëgg te buur moom kenn du xeexat moom dëgg la waaw kon 15 jours yàggul la waaw nan topp li njiitu réew mi digle rek waaw ñu topp ci sëñ Fallou rek waaw rek mu wax non dëkk bi xam nga lan la ñun bu ñu confiné suñu bopp on en a pour maximum 15-20 jours mais restriction bi baax na métti na mais baax na feebar bi jóge fii dëgg la waaye ñuy focaliser wu ne Covid bi lii Covid bi laa nangam mais ñun la. dëgg la yéen xale yi Covid bi mënul leen dara ñun mag ñi la Covid bi mën a. dëgg la ñu ñooy sonn donc ñun dañ ciy ànd. dëgg la ñu gis ne yow yor nga ñaari masque en plus man dafa mel dama sant ni heure booy dox yaa ngi yor sa gel wala. waaw maa ngi sama gel maa ngi sama masque. à tout moment. waaw macha allah ndax kuy dugg sa kër dina def ni yow wala en général paa yi dañuy dàqe. man du ma daxee mais lenn civisme la l'ensemble des qualités morales et sociales qui font de l'homme un bon citoyen civisme boo ko amee rek ñu am civisme ci yow yow na nga mel sa kër nit ñi bu ñëwee noonu la ñuy mel ci yow mais bu fekkee ne da nga nekk mag mu xamadi mag mu réew mag mu amul teggin ku ñëw ñàkkee la teggin c'est ça ndax Macky Sall deret la ñuy waxal waroon na seet ëllëg nag waroon na seet démbam bu se doon démb ba muy yóox ci Ablaye Wade ne Ablaye Wade da koy noot esantoon mu ngi koy def nit ñi waaw parce que arrangé wuñu moom bu mu xoolu arrangé rek moom mu ñu koy teg ne lu ñuy def couvre-feu bi d'accord ñu si tey d'accord ñu suba gannaaw suba dañu si d'accord waaw ndax moom yaakaar nga ni moom dafa topp li ko neex wala mbas mi fi am moo andi tey ba mu def couvre-feu pour régler yenn maladies mu denc non lu ko neex la topp non lu ko neex la topp bu ndax parce que bu toppatoon lu ko neex konoon affaire bi gën na fee métti mooy nañ ko dund boole koy liggéey bi léegi état fu ni nii dindi na lépp moom topp lu ko neex parce que man lu ma gis ne moo tax muy def lu ko neex nii bañ nit ñi dëkk bi nit ñi yëngatu wala nangam parce que mbas mi mënuñ koo topp parce que buñ ko toppee suñ Sénégal gi dana rëx te moom buy rëx day daw dem bàyyi ñu fi te ñun mën na daw dem fenn fii la ñu toog waaw yow ni nga waxee daf mel ni gëmoo ko wala gëm nga ko ndax gisuma la nga takk masque te tamit mooy loolu de non man gëmuma ko ndax parce que gisuma si yoo xam ne nii daal ni nga koy waxee daal amu ko man gëmuma ko carrément gëmuma ko waaw amoo si benn mbokk boo xam ne xam nga ni kii corona na mosuma gis sax kuñ ne testé nañ te xanaa bañ ko testé ba léegi buñ leen testé xanaa Sénégal jeex nañ mosuma gis sax kuñ testé waxuma ku feebar de kuñ testé mosuma ko gis restaurant nga yor di jaay ba mën naa ne 3 heures du matin ba 2 heures du matin yàqal ñu rek ñun moom vraiment sonn nañ ci couvre-feu vraiment ñun moom ñu yàqal sa bopp vraiment daf ñu yàqal ba si mënu ko imaginer déjà ñun dañu yor ay employé yor restaurant ay restaurant sax la ñu yor ay employé di fay location di fay lépp may ñu dara confinement bi passé presque 5 jours moo xam ne dañu ko tëj joxoon ñu 1 franc tu vois bu ci boolee encore sa waay ñëw bëgg ñu tëjaat ay 21 heures xam nga kooku mooy tëj leen rek dugg ci gaal yi ñun mu ñu dugg ci gaal yi mais si kenn mosu gis lu mel nii il faut donc na ci gars yi jéem a jàpp parce que vraiment lii moom waxul quoi macha allah ndax bëccëg gi kuy ñëw ci réseau bi dina takk masque wala dina laal gel ndax yaa ngi topp loolu waaw ñu ngi def fii lu ñu mën fii ñun Nations Unies lañ dëkk bu nekkoon respecté ñu cas mesure de barrière di nga dégg ne fii am na cas depuis mu commencé on touche ba fii dégg benn cas cité bi
donc ñun ñëpp ñu ngi respecté li nga xam ne moom suñu client dañuy jël gel takk masque tout ça la ci liggéey bi tu vois en plus léegi toog lekk sa bareetul gars yi dañuy emporter rek tu vois mais bu nekkee dafa tëj fii léegi nii bon xam nga kooku mooy dem leen fay complètement on peut tëj restauration nga bëgg a tëj combien de mois depuis je sais pas février ba léegi c'est très difficile kooku par exemple moom il faut mu xalaat boobu décision vraiment dëgg la yàgg na torop ndax couvre-feu bu njëkk bi ñu defoon ndax da ngeen comme ni ngeen yoree place nii di jaay lekk service d'hygiène daan na fi ñëw wala chaque jour bëccëg gi tout le temps dañuy ñëw dugg ci biir di vérifier di xool dañu xool ñun suñuy carte est-ce que ñu ngi def visite normale tu vois lépp dañu ñëw di vérifier mais comme ni ma la ko waxee rek bu nekkoon ne ñoom gis nañ ne am nañ ne bu nekkoon ñu respecté wuñu fii restaurant yi fi nekk donc di nga dégg benn cas mais toujours ñu ngi def suñu kéemtal ay carte ñu fi nekk ñëpp restauration te fii dafa bari ay restaurateur comme peut être voilà comme nii tu vois te loolu lépp war na ci bàyyi xel quoi temps buy jël yenn décision war na xool population bi xam ne fii xam nga nit ñi dañuy daan seen doole ci loolu la ñu yaakaar quoi ndax feebar moom bu ñëwee ci réew il faut ñu sàmm njaboot bi sàmm ñëpp te gouvernement moom kenn mënta xëccoo moom xam nga li mu wax rek moom la nit ñi di def xanaa gën a fagaru xam nga toog gérer famille beeg yooyu. macha allah ndax kuy dugg ci place bi dina sol masque wala mu laal gel wala. waaw normalement parce que fii moom pour nga ñëw lettu ak yooyu foog nga laal gel yor sa masque ñun moom dañoo respecté mesures barrières yi waaw. dëgg la macha allah ndax da ngeen daan létt ba 2h du matin wala ba 3h du matin wala ba minuit ak 21h bi arrangé wu leen benn yoon yàqal na leen lu bëri. waaw yàqal nañ lu bëri moom lu bëree bëri parce que amuñu heure wàcc dañuy liggéey ba n'importe quelle mais nag li ma wax rek nguur moom kenn du xëccoog moom waaw. lan ngay wax sa moroom jigéen yi nga xam ne ay jën la ñuy jaay ñiy jaay ay fataay ñiy jaay lan nga leen di wax. ah xanaa gars yi jàpp ci rek ci gouvernement bi jàpp ci parce que boo yoree njaboot moom dafa metti te tamit li ma wax rek nguur moom kenn mënul xëccoog moom li ñu wax rek la ñuy teg mais nag metti na trop trop. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa Sénégal waa àddina waa Afrique waa àdduna ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci tur ak sant tey nag ñu ñëw fii doon def micro trottoir ak corona bi ak ni mu yënguwaatee ak couvre-feu bi nga xamante ni tey dañ ne à partir de 20h Dakar day tëju macha allah tabarakallah ñu fekk fii nag monsieur le président Libaas Mbuub koo xamante ni àddina xam na ko Sénégal xam na ko Macky xam na mooy kan président Ablaye Wade xam na mooy kan Abdou Diouf xam na mooy kan boo nee Libaas bu Cap 21 rek xam nañu Libaas Mbuub mooy kan ci àddina président ñu lay laaj tey jii li ñu xëy muy nouvelle boo xamante ni dañ ko génne tey ci couvre-feu bi lan moo ci sa xalaat ak noo ko gisee. waaw donc asalaamaaleykum waa Sénégal damay profité rek di leen ko wax. parce que gis nga mooy masque yi ñu mayee bërki démb rek. li tax ñu koy def parce que président dafa am lu mu wax. et loolu dafa important. dafa ne nañu xool ci nit ñi nga xam ne. dee nañu. nañu xool ci nit ñi nga xam ne seen famille ñoom ñoo ñàkk. ça veut dire que nañu leen sol masque yi. distanciation bi nañ ko jël. ba pare respecter. norme parce que le coronavirus existe bel et bien. en tout cas. loolu il faut que nit ñi xam ko. dëgg la nañu bàyyi naan gëmuñu ko. dina am ak affaire bi dañ cee politique ak dañ ciy def nangam. dëgg la parce que bu fekkoon ne loo xam ne la dañ la ciy laaj xaalis. sax ñu mën a wax mais yow par contre ñoom dañuy jël xaalis di ci def. dëgg la. di xeex pour nit ñi bañ a feebar. ngir yàlla na nit ñi delloo ci seen xel. am na njaboot ñoo xam ne. seen papa yi ñoo ciy dee. wala seen nijaay yi. wala seen doom yu ndaw yi. ngir yàlla je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les Sénégalais. Portez vos masques. En tout cas. Et c'est important En tout cas. pour l'intérêt de tous et l'intérêt du peuple sénégalais. Je vous remercie. monsieur le président tey couvre-feu bi li ñu ne à 20h la yow lan moo ciy sa xalaat ak noo ko bëgg a doxale ak sa ni nga nekkee sa affaire politique bi ak ni nga ko ubbee nii ni nga commencé tey yaa ngi ci benn tournage boo xam ne yaa ngi jëm université soo fa jógee hôpital nga jëm noo ko xalaatee ak ni muy yàqee liggéey bi. waaw gis nga ko ñu ngi nii pour ànd ak man université. waaw donc loolu tamit dañ leen ciy boole pour sensibilisation bi. pour wax leen ne attention. Le coronavirus existe bel et bien. En tout cas. À 20h, 21h, c'est logique. C'est logique. Il faut waxoon naa ko ko. J'avais dit au président de prendre une décision ferme. nañ ko jël benn yoon. nañu jël couvre-feu bi une bonne fois pour toutes. tëj lépp. pendant au moins 12 jours. bu marché am bu dara am. ba nga xam ne fi ñu toll lépp féete na boor nit ñi wér nañ. parce que tamit boo ko defee tëjee tey
suba nga ubbi ko gannaaw suba nangam feebar bi du dem fii rek lay toog donc je voudrais que les Sénégalais acceptent vraiment l'idée du président de la République nañu respecter aussi ay der bu ñuul lañu am ñaan gi am na fi Serigne Touba ñaan na fi Limamou Laye Alaaji Malick Baye Niass ñëpp ñaan nañ fi mais nag dafa am loo xam ne tamit xaru la lii day reye nga ne mukk amul boo ci deewul it bu la jigee it am na ñoo xam ne jiguleen waaw donc nañ delloo si xel yi donc site bii la tim nag Nouvelle Vision dina xam na ne dafa xew borom 313 di Tafa Mbaye ak Chimère macha allah ñoom ñu jug xeex bu am Dakar wala lu mu mën a xew ñoom dañuy jug waa Nouvelle Vision TV tax ñoom laa àndaloon tubaarkàlla macha allah ci bay def ci jaar-jaaru Garmi léegi télé bi moom Nouvelle Vision bi da nga koy ñaanal mu dund ba noonu télé site bi wala loo koy wax fu ñu dëkk ak fu ñu nekk fii Cambérène 2 Cambérène 2 jeex na tàkk dégg li dégg nga sama Amazon d'ici wutal nañ leen taasu voilà donc lañ ma doon taasool donc mayaat naa leen mayaat nga ko waa Nouvelle donc Vision fi ma leen di wax rek mooy Cambérène ñoom xam nañ ne ku juddoo Cambérène ku juddoo Ndakaaru fu mu mënti toll faw nga avance parce que ñaari yonent fi tëdd ba pare sama maam tëdd fi fii nga xam ne nag mooy Dakar muy Pikine Golf ñaari tali yëpp Nouvelle Vision dugg leen fépp waay. waaw dëgg la waay dund leen yow mooy sa télé booy seetaan. waaw léegi Nouvelle Vision laay seetaan. dund leen maa ngi lay nuyu. tur bi naan la. Ibrahima Diass El Hadj Ibrahima Diass. El Hadj Ibrahima Diass naka nga gisee couvre-feu bi 21h. ah delloo buum ca booy ba rek. comme d'habitude rek. comme d'habitude rek. waaw. mais masque yi nag ak gel yi. il faut tout faire. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut que les citoyens s'habituent à l'hygiène. Parce que le problème fondamental, je l'ai dit l'autre jour, c'est un problème d'ordre hygiénique. Il faut que les Sénégalais s'habituent à l'hygiène publique. Se laver les mains, porter des masques, essayer d'éviter les rassemblements à tout le rôle. Essayer aussi de conscientiser. Parce que il faut une communication pour un changement de comportement. C'est la communication qui vaille. C'est pas une communication où il faut informer, faire autre chose. Mais faire en sorte que les populations soient actrices de leur propre communication. Qu'elles soient actrices de leur propre environnement, qu'elles gèrent mieux leur environnement. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes qu'il faut installer chez le citoyen pour qu'il puisse être un acteur de développement. C'est très important. naka nga gisee couvre-feu bi 21h ndax arrangé na la wala arrangé wu la ak sa liggéey. arrangé na ñëpp kañ. ndax bu ñu sañoon ndax nee nañu feebar bi guddi lay daw. ci sedd surtout ci sedd bi wax dëgg yàlla de lu arrangé la nit ñi la nit ñi la dañu xamul lu leen noppal waaw ndax seen bakkan rek la ñuy sàmm dëgg la seen bakkan rek la ñuy sàmm bu loolu kon duñu wax jël leen masque duñu wax toog leen bu ngoon jotee ngeen toog surtout mag lañu ñun mag lañu sax moo tax dañu bëgg di daw balay couvre-feu bi commencé lu ñuy jënd ñu jënd ko lu ñuy jënd ñu jënd ko waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm. feebar bi ak mag ñi naka nga ko dundee mag ñi des fois nga tëdd sax grippe yee la nga war a dem dispensaire dem xool consulter wu 22h wala ak 21h bi ñu nar a tëj nit ñi pour ñu tëdd nelaw lan ngay wax nit ñi. ah feebar daal faju lañ ci wax feebar faju di suñu bopp yàlla nag waaw ku gëm rek daa ni yàlla bu waxtu wa jotee rek daa dem wérit yàlla dafa ni. ku feebar na nga faj waaw ci jaamu yàlla la bokk. man daal li ma ko gisee que logique la quoi xam nga lépp loo gis logique la logique d'une part si on dit de mettre les masques nit ñi defuñu masques yi donc suñu deful masques yi aaruñu suñu bopp loolu moo war a laat li ñëwaat mais bu ñëpp defoon li waa ji wax waa santé bi wax ne nañu aaru respecter distanciation bi donc je pense que du ñu yeggaat fii loolu la rek ah macha allah naka nga gisee yaaboo yi nga xam dañuy xëy di jaay jën ñii di lal ay taabal ñu naan leen tëddloo 21h te yaakaar naa avant 21h war nga dem sa kër. waaw laay jaay taabal moom foog naa ne ndugg du heure ba 21h quoi qu'on se dise la vérité quoi ah
jaay jën liñ ci xamoon man lébu laa da ngay jox fajar nga dem sa teeru ba ah nga jënd say jën ñëw teg ko si marché bi marché nag jaaba buñ daan wax suba teel nga naan dañ naan teel a xam duggi marché teel a taal teel a lijjantiku du dëgg donc xaar nag ba ay 11h naan da ngay dem wala 20h naan da ngay dem je pense que yow am nga leneen looy def te léegi le temps est tellement moderne y a les supermarchés y a tout cela donc les gens peuvent s'y retrouver et rentrer avant 7h c'est ça comme yéen ñii liggéey nga xamante ne daan ngeen yow 5h du matin wala 6h du matin ku ci doon dugg tay bus buuxante beeg yooyu ak tardement boobu loolu lan nga ci mën a wax. non buuxante waru am Sénégal loolu lu ñu war a éradiquer la. parce que un bon citoyen warul di buuxante. si tu te lèves à l'heure tu vois tu fais la queue. comme tout le monde buuxante waru am ñun yooyu la ñu war a yooyu si démodé amatul si monde bi Sénégal rek la des quoi. man su ma gisee kuy buuxante si car rapide wala nangam damay diine ne ñun ban air lañ nekk. kon loolu c'est des actes yoo xam ne du acte de citoyenneté comprendre nga. nit war a buuxante parce que li nga war a am da nga koy am li nga war a moom da nga koy doon ki nga war a doon da nga koy doon donc heure ba nga war a yegg mënoo dara teel a xëy teel a nangam soo calculer da nga ci war a yegg à l'heure donc pourquoi ne boo buuxantee nga dem ñu tafu la nga buuxante ñu dem ñu gaañ la nga buuxante oto ba paan loo ci mën donc pourquoi